jaa ngeen jëf ci taamu bi Walf TV dal leen jàmm si seen magazine de la mi-journée ñoom mbégte dalal tey Foussara Bodinga Banding Souané nekk su cadre APR nekkit maire bu commune bu Karantaba ci département bu Goudomp nekk suñu gan Foussara ñu nuyu la dalal ci Walf TV. sëñ Assane maa lay nuyu di la ziar bu baax di nuyu sa téléspectateurs yi di nuyu sa mbokk Karantaba yi. alors ñu tàmbalee waxtaan wi ak wàllum politique ndaxte moo lëmbee Sénégal ci élection législative yi ñu dëgmal ni ki ëllëg sax la pré campagne bi di tàmbalee ay waxtu rek moom moo si jot mu léegi jamono joo xamante ni si ku jigi def nañ ak manifestation bu daal di am dayo yëkkati fa ay kàddu njiitu réew it jëroog suñu naataango yi bokk RFI ak France 24 mel na kuy indi ay tontu ci kàddu yi yëkkati ñu gis Macky Sall moo xamante ni ànd naag daal waaye teewu ko ànd ak li ñu mën a dippee fermeté. waaw am na solo kàddu président Macky Sall yi muy kàddu kilifa muy kàddu koo xam ne moom lañ dénk réew mi bu ñu la dénkee réew mi nag moom lañ la dénk nañ la sécurité ñëpp dénk nañ la am ni jàmm ñëpp dénk nañ la démocratie bi lu ñu naan tamit du tubaab bi naan clé de voûte des institutions maanaam institution yëpp yow lañ ko dénk moo tax kàddu yi mu jibal mu nekk kàddu yi am solo kàddu yoo xam ne wane na ne amul fii lu Sénégalais yi war a tiit amuñu tamit loo xam ne war na mën a jaaxal nit ñi ndax nee na élection yi dinañ ci dem ak jàmm jooyu nag moom responsabilité mooy mu assurer ne Sénégalais yi dinañ nekk ci jàmm te incha allah yaakaar naa ne dina ci taxaw te kàddu yooyu itam dafa fekk mu am opposition boo xam ne yaakaar naa ne fitna moo leen tax a jëkk fitna boobu ndax fitna la ci jëf bi ba ci toj beeg waaye fitna tamit ci wax bi la ci wax boobu ñu doon wax jëmale ko ci njiitu réew mi jëmale ko ci mën naa wax ne takk der yi jëmale ko ci justice bi yaakaar naa ne du ñoo xam ne suba war nañ mën a yor réew moo tax it ñu koy ñaawlu bu baax ndax boo xoolee ci mbirum élection moo tax ñu koy wax bu fekkee ne yow nga ne sa liste sa liste proportionnel bu jàllul titulaire bu jàllul élection du am loolu da ngay wax lu la neex. est-ce que bu fekkee ñu teg ko si doo xamante ne jàpp nañu du yoon. du yoon kese moo tax ñoom si seen bopp ñuy fàttali ne waa ñu ku mel ni Ousmane Sonko ak ñeneen ñu mu àndal keroog ba ñu defee seen jumte teg benn nit boo xam ne amul âge pour nekk candidat loi bi may leen ñu mën ko changer direction générale des élections may leen ko ñu changer nit kooku ñëw delloo koo xam ne mi ngi woon ci liste suppléant ba pare te loolu tam loi bi da koy bañ waaye bu fekkee ne liste suppléant kooku mu ngi fa ba pare kooku mënatoo ko fa dindi kooku foofu lay nekk kon liste boo xam ne dafa manqué le mooy lan mooy foofu ñu dindee woon nit kooku nga xam ne amul woon pour mën a at yu mat pour mën a nekk candidat kon boobu liste boobu bu matut liste boobu mënut a dem loolu la loi bi ministre de l'intérieur direction générale des élections loolu la constaté ministre de l'intérieur dëggal ko yàlla def na ñoom ba ñu yóbbee recours ci conseil constitutionnel boo xam ne moo leen joxoon dëgg ci fan yële weesu kooku dëggal lu ministère de l'intérieur wax ne liste boobu mënut a dem te ñoom seen bopp may fàttaliku Ousmane Sonko ci boppam moo ko bindal boppam waxal ko boppam ne ñoom seen liste ba ñàkk nañ ko mënatuñu nekk candidat ci liste nationale moom yaakaaroon na sax suppléant bi sa liste suppléant bi sax du am ñoom ba ñuy wax dañu jàppoon ne liste nationale muy majoritaire ak lu mu tuddati sax titulaire bi ak suppléant bi ñoom ñaar yëpp nañu daroon ñàkk bu yàlla defee ba justice jàppale ko sax jàppale leen ba ñu am liste suppléant comme ñoom war nañ sant bu baax justice ndax bu ñu leen toppoon comme ñoom Ousmane Sonko lu mu ko waxee woon ndaluñu woon dem ci élection yi en tout cas si seen liste mais loolu bu amoon tamit day dal si kaw benn bokk yaakaar ndaxte liñ jàpp wala liñ gën di gis ci histoire moom mooy unicité de la liste. waaw mais xam nga yàlla def na conseil constitutionnel wane na ci code électoral bi fu ñuy waxee ñaari liste parce que dañ naan liste titulaire ak liste suppléant dañ ko bind ci texte bi donc bu ñu nee la ak ça veut dire que ñaar yu boobu yu méngoowul la te yàlla def na tamit ci jurisprudence bu ñu nee jurisprudence maanaam lu ñu mësoon a acté ci bu njëkk maanaam en 2014 fu ñu naan Fandène ñun waa Benno Bokk Yaakaar
ñun ñoo yóbboon ci justice beneen liste ne liste boobu respecté wuñu parité si seen liste suppléant waaye yàlla def na justice daf ñuy jox tort nañu déedéet même bu fekkee ne seen liste seen liste suppléant respecté wul parité liste suppléant bi rek la ñuy dindi waaye dañuy maintenir liste titulaire yi kon ñun ci loolu lañ sukkandiku boobu nga xam ne ñun justice jox ñu woon dëgg 2014 ñun ci loolu lañ sukkandiku bi yoon tamit ne normalement war nañ ñu may ñu mën a bokk ci élection yi ndax justice lan mu waxoon 2014 moom lañu laaj ci tey ne ñun suñu liste suppléant moo respecté wul parité comme nu amee woon Fandène ñu teggi liste boobu loolu la ministre de l'intérieur direction générale des élections wax yàlla def conseil constitutionnel ñëw dëggal loolu kon amul dara lu fi bees lépp lu ñu ci war rek mooy la ca def ñu def face ak sénégalais yi waxtaan ak ñoom ku nekk wax sa programme ku nekk wax sa mbébét waaye di saaga waaye di woote fitna da ngay nax sa bopp ndax damay waxtali benn affaire ne keroog Barthélémy Dias ba ñu amee ñoom seen liste problème ci seen liste Dakar dafa ñëw taxaw ci kanam sénégalais yi xataraay xeex ak policiers yi xeexul ak ñoom sax buux leen moom mii moo violenté policiers yi taxaw ne sénégalais yi waaw waa Dakar yëpp nañu génn parce que génn boobu pour la woon pour ñëw taal Ndakaaru alors que moom en tant que maire de la ville de Dakar jiite Dakar moom jiite Dakar du bëgg ko taal bu déet moom moo taxaw wax ko de da ngeen di fàttali moo taxaw woowaa Dakar nii la nañ génn ñu jàmmarloog nguur bi nañ jàmmarloog policiers yi en tant que maire de la ville de Dakar te boobu moom xamoon na ni ñoom seen bopp ñoo def seen njumte waaye njublang bu ne ci moom ak ñoo mu àndal ñu bëggoon a tuur lëndëm Sénégalais yi lu ñu mujjee mooy kii naan Déthié moo def erreur Déthié moo ma wax lii Déthié moo def léegi wala Sarr moo ma wax lii ci loolu lañ mujj moom gis ngeen ne fan yooyu yëpp mu ne tekk kenn déggatu ko ndax rus moo ko gàcce moo ko jàppoon bu la Sénégalais yi toppoon bu ko Dakar waaye toppoon kon taaloon nañu capital bi pour lan ci ay wax yoo xam ne du dëgg wax yoo xam ne ay manipulation la te gis ngeen ne taxawul sax ba jéggalu Sénégalais yi kooku manque de respect des Sénégalais yi keroog bu ko Dakar waaye toppoon bu ko ay militants toppoon dinañ ñëw attaquer policiers yi mu am fa ay gaañu-gaañu wala mu nit faatu fa ci lan ci loo xam ne moom xam na ne du dëgg yàlla moo ñëw wis si ndox bu sedd yàlla moo ñëw feeñal dëgg foofu ñii bu ñu leen toppee bu ñu yaakaaree dañuy ñëw comme ni ñu ko waxee déloger ji président Macky Sall la ñuy nax seen bopp te loolu bu doon am tamit kon ñoom lu ñu bëgg fii mooy lan instaurer guerre civile ci dëkk bi. il faut que nit ñi xam loolu foofu yàlla nag dina ci def jàmm ñu gën nañ loolu te lu ñu yegg ci loolu waaye ku yaakaar ne da ngay ñëw def lu ñu naan théorie du chaos jaxase dëkk bi lakk dëkk bi après yow nga nekk homme providentiel ne man maay nit man maay yónnante ba bul Sénégal da ngay nax sa bopp ndax su boobaa guerre civile nga nar a instauré fii Sénégal. li xew ci jamono ji ak coow yi ñaari camp yëpp ku nekk di wax ñu gis li xew ci manifestation Yewwi Askan Wi ñu jàpp tudd nga ko léegi. buñ seen liste boobu bokkul élection di am njiitu réew mi jànn ak yenn xibaar ne élection yi dina am ak lu mënti xew. est-ce que fas yéene wu ñu dem ces élections yoo xamante ni daanaka day chaotique day jaxasoo comme ni xewoon à Touba atuma 2017. waaw 2017 Touba lu faa woon c'est presque lu ci ëppoon mën naa wax ne problème organisation la woon. ak période bi ñu ko organisé woon nag nawet beeg yooyu yëpp moo andi woon di ci bëri ci lënt ba taxoon mu xaw mu metti woon trop foofu waaye yaakaar naa ne depuis boobu gis ngeen élection présidentielle yi élection am na fa amul benn problème à Touba élection locale yi tamit am na fa te amul benn problème te yaakaar naa ne élection législative yi ñu jëm tamit jàmm dina fa am. mais justement parce que foofu en 2017 am na bureau yoo xam ne dañ ko tasoon. waaw dañ ko tasoon boobu xeex la ay kii mu xiiroo ngaayoo la woon mais yaakaar naa depuis boobu ñaari élection jaar nañ fi te jàmm lañ ci am te yaakaar naa ne tamit bii tamit dinañ demee ci noonu ñoom dañ ne woon élection du am tant que parrainage mi ngi fi ñoom kenn njëkku leen ci terrain bi waa opposition bi laay wax pour dem uti parrainage ña doon wax loolu. ñu doon wax yuuxu loon nan élection du fi am ak parrainage bii ñooñu ñoo wëlbatiku ba ñuy wax loolu ci ngoon soosu nañ wëlbatiku dem uti parrainage dañu war a bàyyi di yee fitna ci réew mi xam nga yow mën na wax ne taxaw nga ne wax benn waxu fitna nga jàpp ne loolu da nga koy wax rek waaye dina am nit koo xam ne amul xel boobu mu jàpp ne li ngay wax dafa dëggu mu dem taali bu subaa
njombe am ci réew mi kon bokk ñun homme politique yi dañu war a am sens de la responsabilité nga xam ne wax dafa doy waar doo xam fu muy jëm doo xam fu muy yer xeer mën nga ko sànni nga xam diir bu muy fi muy waddi waaye wax doo xam fu muy yem kon nañ jàpp ne responsabilité dañoo engagé pour chacun d'entre nous bu fekkee ne dañoo bëgg réew mi nañu xam ne benn mbir rek mooy fale mooy folli mooy xob yu ñuy sànni mooy vote bi te yaakaar naa ne Sénégalais wane nañ maturité depuis boobu ne ñoom décision bu ñu bëgg a jël dañ koy jël dem def ko ci urne yi kon yaakaar ni bu fekkee ne wax bu ñaaw wala di taal nga yaakaar ne nga ngay moo tax ngay yëg nga ñëw jël nguur gi kon su boobaa xamal ne nax nga sa bopp Sénégalais yi bëgguñu ñu mel noonu bëgguñu ñoo xam ne dañ leen di imposer dictature te yow yéegagoo ci nguur gi kon yow boo yéegee ci nguur gi loolu nar a def te gis nañ ni fii ku wax yéen journalistes yi sax dañ leen di xokkatal yéen journalistes yi sax pour ngeen critiquer opposition surtout waa Yewwi surtout waa Pastef rek problème la ndax ku ko def ñu saagal ak te nit ki tamit mën nga bañ a ragal sax yow journaliste bi waaye da ngay xalaat sa njaboot nga ragal ba tax ne nit ñi finalement duñu critiquer loolu mooy terrorisme loolu mooy terroriser nit ñi loolu moo tax mooy dictature koo xam ne yow jëlagoo nguur gi ngay terroriser nit ñi bis boo jëlee nguur gi xamal fu ñu jëm. ci kàddu yi nga xamante ne ñu ngi koy yëkkati bokk na ci kàddu Bara Dolly Mbacké nga xamante ne jamono ji sax mi ngi si ay xoy yoon est-ce que loolu tegaatul si table bi lancinante débat wu loi boobu ñuy wax offense au chef de l'État. déet amul bii moom yaakaar naa ne amul débat ndax. kooku ñu naan Bara Dolly mun ma ko woowee sëriñ parce que Bara Dolly rek bëgguma sax wax sant bi parce que mérité wu ko waaw ndax maamam ju sell si la mu prôné la mu doon diggale moom de saafaan ba la def saafaan ba la def te du dugguleet yàgg na ko def waaye bii dafa ëppale ci wax lu dul dëgg wax lu dul si sos wax loo xam ne gis pour am buzz ndax yaakaar naa ne ñoom yaakaar na jour boobu dañ doon def concours kuy gën a wax bu rëy pour que nga am bës nit ñi yuuxu la nga tàcc ñu yuuxu la tàccu la foofu moo tax ñu mu leen di yóbbee lii yëpp kaddu yu ñàkk teggin te yaakaar naa ne keroog fu ma ko waxee sax foofu ña fa newoon ànduñu ak moom ñenn ñi dañoo ree rek te ñu néew la ma ña ca des ñëpp gisoo ni tàccu ñu doxuñu ci da dañ ne tekk kon ñu xam ne ñooñu sénégalais ñu fa fekkoon sax ñooñu sax ànduñu si cinquante mag le reste sénégalais yoo xam ne nekkuñu fa woon moom bu fekkee ne moom kilifa la moom bu fekkee ne moom député la bu muy wax la yaakaar ne waroon kàddoom warul yegg ci yu mel noonu waaye comme tàmmal nañu wa kàddu yu mel noonu moom bu fekkee ne moom noonu la jàppee ne moom noonu la na mel sénégalais yi meluñu noonu doomu aadama yi meluñu noonu loolu rawatina nag ku mel ni président de la République nga xam ne institution la ñu war ko wormal doomu aadama dong rek nit dong dañ ko war a wormal cinquante mag loo xam ne mooy kilifa réew mi yëpp képp ku yeewoo fii Sénégal wala nga nekk fépp ci àdduna bi ngay tudd nga jàpp ngay sénégalais mooy sa kilifa kon bokk nañu rafetalaat taxawaay yi rafetalaat kàddu yi ak jëfin yi fii reewande ñàkk teggin mayul kenn dara mën nga ñëw nga am ci buzz waaye bu waxtu bi jotee sénégalais xam nañ ci boobaa kan nañuy taxaw te yaakaar naa Touba bu muy militer ànd nañ kàddu lu ñu ñenn ñu contre Macky Sall ànduñu ak kàddu yu mel nii. leneen loo xamante ni faaw ñu waxtaanee bu ñu tuddee Bara Dolly Mbacké muy ni ñuy tànnee suñuy député. ñu xool législature bi nga xamante ni moom la ñuy génn ni liñ ci nemmeeku si ay député yu def ay njombe wala ñu jiiñ ay njombe daanaka xaw na takk loolu. loolu war a xoolaat tëggaat ni nga xamante noonu la ñuy tànnee ñuy teewal ci pencu ndaw réew moom. waaw xam nga bu ne ndaw pencu réew mi rek réew mi nga wax. ni réew mi mel noonu la nit ñi mel rek waaye lu ñuy séntu ci yi mooy ñu tànn ñu gën ci ñun waaw wala ñu tane si ñun bu ñu gënul tam ñu tane si ñun te yaakaar naa ne prise de conscience boobu mu ngi commencé ndànk-ndànk boo xoolee élection locale yi tamit gis nañ changement bu am solo ci ñu nekk ci nguur bi ñun suñu majorité am na changement yu qualitativement maanaam ci qualité ci ñu représenté ci communes yi waaye boo xoolee liste yi muy ñun ci Benno Bokk Yaakaar ak ñeneen ñi gis ngeen ne tam am nay changement yu am solo yoo xam ne andi nañ ko ci ñoo xam ne am nañ compétence am nañ pas-pas am nañ tam yar ak teggin boo tax ne suba incha allah bu ñu yeggee ci pénc ma dinañ fa liggéey bu am solo pour liggéeyal askan bi waaye du ñàkk nag ñu am ñoo xam ne ñoom ñooy gàkkal
liggéey bi mooy genre baara dolli boobu ak ñeneen ak ay ñooñam mun na am ñu nekk si ñun sax waaye jàpp naa ni débat public bi tamit il faut que mu bañ a nekk ci mbirum assemblée nationale rek waaye bu fekkee ne société bi daa soxla lay bëgg koo xam ne day def buzz balaa ñu lay tàccu nga wax njombe kon su boobaa xam nga nekk homme politicien la même bu ko doon def sax day jéem a def yu mel noonu waaye parce que responsabilité niveau de conscience bi société bi dañ ko imposer société bi. waaw société bi moo koy ñenn ñi ñoo koy imposer nit ñi def ko mbirum reetaan ñii def ko yëfu kaf boobu ba tex na ba nit ku nekk bëgg yaakaar ne boo waxul njombe boo waxul lu rëy kon su boobaa doo siiw. médias yi am nañ ci responsabilité parce que quelquefois ñu jox kàddu ñoo xam ne dañuy taxaw di saaga di wax lu neex mu wóor na ni di nga gis benn invité boo xam ne dañ ko invité wala benn chroniqueur boo xam ne ku ko invité xam na ne lu muy wax lépp dara du ci dëgg mais ñu bàyyi ko parce que muy wax bu rëy ba tax ne peut-être audience bi dañuy ut audimat maanaam lu ñu ne audimat dañuy bëgg ñu bëri di seetaan télé ba wala di déglu rajo ba ñu bàyyi ko muy wax yu rëy kon responsabilité homme politique yi ñu ngi ci responsabilité média yaa ngi ci responsabilité société bi mi ngi ci kon bokk ñu war a xoolaat suñu bopp bàyyi yenn taxawaay yi yenn kàddu yi ñu ñuy jëlee di ko def ci réseaux sociaux yi nga xam ne tamit boobu tamit am na liggéey bu am solo bu ñu ci war a def pour mën nañ ko wax lu tubaab bi naan assainir fexe ba ñi ciy def ay dérapage ñu mën na la contrôler. am na leen loo xamante ni seen responsabilité la yéen la waa Benno Bokk Yaakaar waaye dafa mel ni da ngeen ko jël wala da ngeen ko jël à demi mesure muy seen communication dem ba nuroog communication à réaction da ngeen bàyyi ba yeewi wax ngeen door a jóg wax. waaw loolu bokk na day da nga fekk suñu waxtaan démb xam nga ñaar la mënoo bàyyi yeewi tamit ñu wax ñu bàyyi leen noonu parce que combat la te combat boobu su ma nee combat du xeexul kii mais bokk na ñoom lu ñuy wax ci lu bëri ñu wan leen tamit bu ñu waxee lu dëgg ñu delloo leen ci luy dëgg parce que ñoom ñu ñuy waxal askan bi tam am na ñoo xam ne nam gëm leen moo tax ñuy répliquer bu ñuy wax yenn wa njombe yooyu ñu mën a ñun tamit wax suñu wax position bi rétablir lu tubaab bi naan delluwaat dëgg bi fu mu war a fu mu newoon waaye li nga wax tam dafa am solo mooy ñun war ñu nekk dans la réaction lu may doon wax suñu gars yi rek mooy ñun ñoo war a joxe rythme bi ñun ñoo diriger dëkk bi donc ñun ñoo war a wax sénégalais yi fan nañu nekk fu ñu toll ak fa ñu jëm kon rythme ba ca communication ci liggéey bi ak ba ca communication bi ñun ñoo war a jël initiative bi te yaakaar naa ne jëliñ ci liggéey fan yi di ñëw surtout ci campagne bi ñu jëm tamit autour suñu tête de liste nationale ak candidats yi ak équipe bi yëpp incha allah pour waxtaanee stratégie de communication boo xam ne pour communication proactive lay doon communication nga xam ne dina jëmale ci sénégalais yi nga xam ne ñooñu ñooy suñu ñu war a waxtaanal parce que ñoom ñooy falaate du opposition bi mooy falaate du leader politique yi yu nekk ci opposition bi ñooy falaate waaye sénégalais yi ñooy falaate kon bokk ñun suñu communication ci ñoom la war a dem ñu war a anticiper ci yu bëri parce que gis ngeen ci fan yi gisoon nañ essence yokku ma loolu laaj na ñu communiquer balaa muy am te communication am na waaye dafa néewoon dañoo concentré trop ci politique ba fàtte côté boobu kon baax na ñun suñu côté ñi mën a communiquer ci loolu parce que lu Sénégalais bi di dund tous les jours du politique lu muy dund mooy lu muy liggéey ji lu muy demee liggéey ñàkk dem liggéey andi xaalis dundal njabootam lu mu nar a dundalee njabootam nu ma ko nar a dépensé mu xool pouvoir du tubaab bi naan pouvoir d'achat lu fu mu toll bu dara yokkoo ñu wax ko lu tax muy yokk mu am ci compréhension ba xam ne àdduna lu mu tëddee fu mu toll nii lépp a yokk fépp a yokk waaye nguur bi tamit ban effort la ca def pour que njëkk yi lu mu waroon yokk ñu naj ko ba loolu yokkut mu xam ne gouvernement bi mu ngi liggéey mu ngi koy liggéeyal communication boobu des na du rek loo xam ne lu institutionnel la war a doon waaye laaj na ñu dénk yooyu ministère wala direction waaye baax na tamit élément politique yi ñu wàcc ci terrain bi expliquer ko population bi. Fossar Banding Souané nga nekk maire bu commune bu Karantaba nekk ca Goudomp def na ñeent weer jamono ji yan jéego nga njëkk a teg ba dañ la tànneeg léegi. waaw jéego yi d'abord mooy état des lieux boo nee état des lieux ñu saytu lañ fa fekk
ñu gis ne tamit suñu commune dafa nekk commune bu enclavé maanaam bu rukkee pourtant nag mu nekk ci commune yu gën a mag ci département de Goudomp pour ne pas dire ci région de Sédhiou parce que ñun dañu am dëkk bu diine bu ñu fa fekk bu fa nekk ñu naan Sunna Karantaba ñëpp xamee ko tey boo xoolee gàmmu bu gën a mag ci région de Sédhiou gàmmu Karantaba la boo xoolee ci Casamance yëpp bu weesoo Daaka bi gàmmu Karantaba la ñu fekk fa tam mu am fa lu ñu naan jumaa ji gën a yàgg ci Sénégal ëpp na juróom benn téeméeri at jumaa ji ma nga fa ba léegi nit ñi ñëw foofu di fa sàkku si ñaan fépp ci àdduna xam ne dañ ko classé patrimoine waa Karantaba moomatuñ ko waa Sénégal moomatuñ ko tey àdduna bi yëpp ñoo ko moom kon boo amee commune bu mel noonu mu nekk am défi yu am solo enclavement bi ñàkk tali yi ak lu bëri ci problème yi ñu fa amoon du ñu fa fekk mu taxoon ñu toog saytu leen ba mën a teg suñuy plan yoo xam ne moom nañu mënta parce que mënoo ñëw tàmbali liggéey boo xam ne amuloo plan planification boobu la ñu nekk secteur par secteur pour waxtaan ak population yi xam lan mooy mbébét ya xamoon nañ ko déjà waaye comme nekkuñoon ci nguur ga tey jël nañ nguur ga la ñu waxoon ci suñu programme de campagne tey moom lañ bëgg a matérialiser ko loo xam ne mooy lu ñu naan le plan de développement communal de la commune de Karantaba secteur par secteur waaye taxut nag la ca war ci sur le plan social ñu koy def la ca war ci accompagner système éducatif bi sur le plan accompagner poste de santé yi ak case de santé yu fa nekk seen dotation de ci garab waaye itam équipement bi ak construction case de santé bu ñu nekk def ak ñu entamé ak ay salle de classe yu ñu entamé ci biir commune bi ci diir bu gàtt bi te yaakaar naa ne ressources yu ñu dem war a uti ji parce que tamit amuñu fiscalité boobu tey yàlla def na ñu ngi commencé sensibilisation population yi parce que population mënoo leen wax ñu fay ay duuti bu fekkee ne xamuñu xaalis bi fu mu jëm donc baax na ci liggéey bu ñuy tàmbali ne Sénégal si waa Karantaba ak Sénégalais bi je donne exemple Karantaba la waaye baax na ça s'applique pour commune yëpp wax population bi kii muy menuisier bi kii di tailleur bi ne duuti ba ngay fay fan lañ koy dugal moom ci boppam mu gis ne yaa ngi koy liggéeyal ba suba mu mën a sawar jël di fay di fay duuti donc fiscalité boobu il faut que ñu développer xaalis bi mënul jógee feneen fudul si ñun bu ñu bëggee ñu dem ab c'est comme gouvernement mi def di ab bi xaalis dañuy fay taux d'intérêt kan moo koy fay ñun Sénégalais yi ñoo koy fayaat waaye bu fekkee ne ku nekk ndax mbir mi tontine la ku nekk war nga joxe sa natt suba nga mën a teggi boo nattul doo mën a teggi sinon dañuy dem lebi feneen te bu ñu lebee tamit yow mii Sénégalais bi yaa koy dem faji kon yaa koy fay moo tax ñu def commencé liggéey boobu waxtaan secteur par secteur ndara waxtaan ak ñoom programme nañ ko à partir de la semaine prochaine tamit ñeneen ñu mel nii dawalkatu Jakarta yi boudikier yi et cetera secteur par secteur waxtaan ak ñoom pour xool naka la ñu sukkalee suñu gox waaye am problème manqué bu ñu am mooy la boucle du Pakao Sud mooy tali boo xam ne tey moo wër bu ñu la ñu naan Pakao sud du Pakao mu nekk juróom-benni commune yoo xam ne ñoo ko bokk muy commune de Koulibantang commune de Karantaba commune de Dioudoubou Banguère ak Tanaf nga xam ne boucle boo xam ne ñu sant président Macky Sall décidé na ne dañuy defal suñu boucle boobu déjà première phase bi de 43 kilomètres bu jógee Sall Teneng ci commune Nianga ba ñëw ba si ñun ci Karantaba ñu ndar ko lancé waaye nag di rappeler waa AGEROUTE ñu ngi xaar ñu lancé travaux yi du ñu nangu ñu déférer tabaxu defaru tali boobu du ñu nangu ñu jël financement boobu joxe ko feneen loo xam ne validé nañ ko entreprise bi jël nañ ko lu ñuy xaar ci ñoom ñu ñëw commencé liggéey bi ndax entreprise bi ñëw nañu tàmbali liggéey bi la ñuy ñaan mooy le président Macky Sall ci tournée bii muy ñëw semaine prochaine dans la région de Sédhiou mu ñëw ci département de Goudomp ñu ngi koy invité ci arrondissement Karantaba mu ñëw lancer travaux de la boucle du Pakao Sud nga xam ne population yi ñu ngi ko doon xaar donc bu ñu leen andilee xéwale bu toll noonu nga xam ne incha allah dina andi naataange ci biir gox bi waaye tamit mu ñëw visiter suñu jumaa ju sell si muy jumaa Karantaba. alors muy ay projets yoo xamante ni état lay jógee muy ci nguur gi wala yeneen démembrement yi ay Promoville ak PACASEN ak yenn nga wax fi projet yoo xamante ni day diis lool ci ab commune même si ville yu ngand yi sax daanaka day diis financièrement rawatina li may wax sa benn naataangoo démb fii daanaka yéen maire yi juróomi fan si juróom-ñaari Dakar la leen fekk naka ngeen di gérer secteur bi. waaw xam nga lu yàlla def mooy
malheureusement lépp Dakar la nekk. communes yi seen moyen dafa néew. la ci ëpp la ñu uti ay partenariat yoo xam ne suba moom la ñuy andi dugal ko suñu commune bu ñu ñëwee fii Dakar ñu ngi dem ci PUDC ñu ngi dem ci PUMA ñu ngi dem ci structure état yëpp nga xam ne lu ñu mën a am ren ñu mën ko am déwén te loolu ci programmation la bokk ci boobaa dañuy bind ndax du ñu ñëw ay loxo neen dañuy ñëw ak ay projets yoo xam ne day jël temps pour nga bind ko ànd ci ay experts ñu mën la bindal projet yi nga ñëw wala yow boo ko mënee nga def ko nga ñëw yóbbu projet yi parce que lépp Dakar la concentré loolu malheureusement looloo am moo tax ñu war a ñëw fii Dakar ñëw ut si lu ñuy ut si pour ñoo yóbbu ñu ngi sant yàlla tey engagement PUDC di ñëw war a électrifier au moins 4 villages suñu commune ak waa ak yeneen structure ak waa Sénélec également war fa def ay forage bu ñu ñëwlu woon Dakar bu ñu ñëw fëgg bunt yi quelquefois insister duñ ko am moo tax baax na ak ambassade yeeg coopération yu ñu am fii au niveau structure de coopération yu am fii ñu ñëw fëgg bunt yi andi suñuy projet pour ñu mën waaye tamit andi ay investisseurs parce que mbir mi du ñëw tabax loolu rek waaye boo créé wul ay richesse ci biir commune bi boo mën a créer emploi du baax na nga xool koo xam ne day ñëw investir ci biir commune bi mu andi ceeg population bi. moo tax ñun suñu commune ñu créer une société à participation publique boo xam ne suba képp investisseur buy dugg ci biir commune bi da nga koy lëkkaloog suñu société bu commune bi créé ba tax na ñu séddoo bénéfice yi pour population yi tamit mën cee bénéficier. Fossar waa Ndinga Souane ñu ngi lay sant di la gërëm. di sant bu baax di la gërëm bu baax Assane. di leen jaajëfal yéen it mbokk yi ci teewlu bi ci Walf TV jaajëfal Isaaxa Diagne Kéba ak Babacar Lo bi nekkoon ci technique bi ñu yendoog jàmm.